yaakaar ne loolu bu fekkee ni nit ñi man ni ma jàppee politique noonu lañ jàppee politique je pense bien que ne amical dinañ ko diriger sans problème ba nga xam ne impact négatif daal duñ ko ci gis yaakaar naa wala bu ci dee am tamit du bari wala fi ne nii pour l'instant moom sentir gu ma ci benn acte boo xam ne négatif la. sànq na nga wax si biir wax ne ni nga jàppee politique su ko ñëpp jàppee du am impact négatif. kon donc dañu constater politique politicienne au niveau de la commune de Réfane ou bien. waaw loolu dina xaw a kii parce que tamit ñëpp yemuñu peut-être am na ñoo xam ne ni jàpp nañ loolu parce que tamit Réfane nga dëkk Réfane laa dëkk yaa ngi dégg na fa politique bi demee mais nag man toujours soo ma déggee may wax ndax man tamit dama nekk koo xamante ne nii man lañ joxoon li nga xamante ni mooy le président de la jeunesse ci li nga xamante ni mooy les campagnes récemment passées man lañ ko joxoon at boobu mu déggee sama discours ci l'unité laay woote. ci bennoo goo xamante ne ni chaque jour day wéy te mu bañ a ñaaw ndax tamit jarul muy ñaaw Réfane ñun ñëpp dañuy dem uti su fekkee politique la nag ku ne aw sa yoonu bopp dem uti indi la Réfane dans ce cas Réfane sera le bénéficiaire mais su nekkee fii nii di xeex ak a xuloo loolu na ma yaakaar ne te yaakaar naa ne aussi tamit peut-être campagne yi dina bari ay ndax loolu mënul ñàkk aussi tamit il faut que terrain bi mu xaw a dur mais j'espère bien que loolu nekkul loo xamante ne tey jii war nañ mën a tax ne ñu ne Réfane tàng na fa loolu parce que tamit aussi am na loo xamante tamit aussi dañu ko war di moytu mooy ñu jël loo xamante ni c'est une chose sérieuse ñu jël di ko commencer di ko politique loolu tamit baaxul ci Réfane quand il s'agit de Réfane ñun ñëpp nañu booloo doon benn politique nag bu fekkee da nga bëgg ñu jiital la demal waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom nga war a waxtaanal nga ne leen nangam ak nangam nga étaler sa programme ñu wóolu la ci fal la ci nga fësal sa liggéey képp koo xam tamit opposant nga su fekkee da nga ñàkk ma lay ñaan nga dem accompagner kooku noonu su campagne jotee mën nga dem parce que tamit nit ñi aussi tamit nekkuñu ñoo xamante ay dof lañu ba tax na da ngay def loo xamante ni du n'importe quoi wala ngay def loo xamante ni nii da ngay dem yàq fële wax fële te ñëwaat ci seen kanam naan nangam ak nangam parce que nii seen bët la ñu yor di constater kon donc dama yaakaar ne rafetal rek moo am solo te rafetal moo lay permettre li nga xam ne moom nga fas yéene ci dëkk bi nga mën ko am mais politique daal dama yaakaar ne loolu laa si amul loo xamante ni lu ma siy wax mais franchement man moom sama politique moom ñëpp laa boole ñu doon benn. mais d'après say propos da ngay faral di wax souvent ne jël les choses sérieuses di ko politiquer est-ce que loolu dafa am commune Réfane wala. waaw loolu j'espère bien que peut-être am na fa peut-être mën na faa bañ a mais dama ko wax dans la base dama wax rek pour tout simplement nit ñi bàyyi ci xel ndax tamit buñ ci bàyyiwul xel mën na indi Réfane foo xamante ni nii baaxul ndax ñun ñëpp ñoo bokk géopolitique bi su problème amee nañ ko teg sur table. loolu dama ciy lancé waale di ci boole di ci waxaale li nga xamante ne ni mooy wàllum ndox mi dinaa ci dugg nekk na problème boo xamante ne ni metti na lool te bu ma sañan Réfane ñun ñoo ko bokk nañu toog waxtaan ki nga xamante ni mooy yor ndox mi en ce moment jokkoo nañu waxtaan nañ ci ñun Réfane ayer ni mu ci war a taxawee incha allahu rabi dina ci taxawee fi mu ne nii damay taxawaayu président taxawaayu le président de la jeunesse de Réfane loolu moo tax lépp loo xamante ni tey maa ngi koy wax ma koy wax di woote à l'unité di woote autour de table ñëpp ñoo xamante ne ñoo ŋànk Réfane xam nga tamit bu ma nee ñu ŋànk Réfane ñëpp ñu ngi si biir ndax tamit groupe d'homme boo gis wala groupe personne boo gis dina am kuy jiite loolu moo tax tey ma ne ñu ŋànk Réfane nañu toog li nga xam ne dañ ko war a waxtaane ñu waxtaane ko yére yu tilim ñu fóote ko ci biir kër gi incha allah ñun ñëpp ñu bokk doon benn. mais aussi concerne ay président jaar nañ ci amical bi jàll def nañu fi aussi liggéey bu mucc ayib yow da nga ñëw pour nga changer système bi nga changer réforme wala da nga ñëw pour continuer ci même lancé bi parce que ñu bëri ñoo ngi poser question yooyu. waaw man moom am na toujours changement laay wax changement raison pour laquelle sama liste bi nga xam ne dama ko créer sax renaissance laa ko tuddee mu nekk loo xam ne nii bu beesaat tàq. mu nekk loo xamante ne nii luy ndax tamit aussi mais aussi tamit ça ne veut pas dire que ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon defuñu fi loo xamante ne ni baax na tout travail c'est une continuité raison pour laquelle dama ñëw pour continuer li nga xam ne moom la ñu doon liggéey di ci profiter tamit di féliciter ak aussi di remercier tous les présidents yi nga xamante ne ni ñoo ma précédé tamit maa ngi leen di remercier bu baax di leen wax ne liggéey bi ñu fi liggéey gis naa ko man nag dama ñëw pour dolli changer yéen yi nga xamante ne ni peut-être c'est changeable. Est-ce qu'il y a-t-il des problèmes au sein de l'AR amicale en tant que tel en fait? Oui, bon, en tant que tel bu fekkee problème la rek ci biir étudiants yi peut-être dama yaakaar ne amuñu problème
ndax opposants yi ak ñi nga xamante ne ñun ñëpp fi mu ne nii benn lañu mënoo xàmmee liste bi fii la aw liste bi fii la aw kon donc dama yaakaar ni fi mu ne nii man te loolu laa prôné chaque jour loolu laay prôné tamit tey jii ñu bari ñu mu koy wax ñu ne ma yow moom franchement ba nga ñëwee ba léegi moo lool gis nañ ne da ngay mën a leen loolu mooy nag sama objectif te moo koy nekk ba faw problème dama yaakaar ni fi mu ne nii mën nañ ne problème amu fi. mais aussi revenons exemple lu ñëwaat tuuti si les élèves au niveau de la commune de Réfane. Voyez-vous le comportement des élèves de la commune de Réfane? Est-ce que comportement élèves yooyu est-ce que convaincre na la est-ce que apprécier dina la est-ce que yaa ngi siy gisoo en fait est-ce que élèves yi carrément ñu ngi jouer ce rôle en fait. waaw élèves yi peut-être loolu boo ko waxee dama ci profité même nii di remercier ñi nga xam ne ñoo fi jaar jiite administration ba principale ya di remercier bu baax a baax di remercier madame Coly mi nga xamante ni moo nekk proviseur en ce moment di remercier Moussa Faye ak toute son équipe ça veut dire l'administration ndax keroog ba ñu fa demee rek juste am nañ luñ jot li nga xam ne moom lañ jote wan ak la nga xam ne moom lañ fa jot a gis doy nañu te gone yi tamit respecté nañ leen ba même sax bi mu duggee ci salle yi lorsque je me suis en train d'exprimer devant eux dama leen wax ne leen na ngeen respecté na ngeen déglu conseils yi nga xamante ne ñooñu leen ñi nga xam ne jiite na leen professeurs yeeg administration bi la leen di wax parce que seen lu baax kese lañ soxla ci yéen te gone tamit gis naa tamit déggal nañ leen téléphone yeeg yenn sol yi yenn watu yi yépp bàyyi nañ ko te tamit loolu dafa nekk comportement boo xamante ne ni vraiment bu baax la boo xam ne maa ngi koy remercier te aussi maa ngi leen ñu continuer foofu noonu yoo xam ne nañu continuer jàng respecter ñi nga xamante ne nii ñoo leen di jàngal ak ñi nga xam ne ñoo leen jiite parce que loolu moo leen di permettre ñu daal seen jàng bi nga xam ne moom lañu jàng mu daal di barkeel. mais aussi mën naa ne ay kay fan si ginnaaw. ni mekk woon nañu fa ay quelques rëq-rëq ay quelques problèmes entre élèves et administration est-ce que vous êtes au courant. waaw loolu bon j'espère bien que nekkuma woon au courant j'espère bien boobu sax est-ce que boobu na fekk ne sax ñu jël fonction même bu fekkee fekk ñu jël fonction dafa nekkoon début bi ñu commencé di ba léegi nii sama ñi nga xam ne ñoom laa bokkul waa néeg bii muy waa 102L war nañ ma mën a témoigner ba nga xamante ni jël nañu ayar ba léegi nii jot amatuñ ko kon donc am na yoo xamante ni des ba loolu moom franchement dégguma ko woon te bu ma ko déggoon tamit dinaa ci taxaw ni nga xam ne noonu laa ci taxawee nii sax ma koy door a yëg nii sax maa ngi koy ñaawlu ndax tamit su fekkee ni da nga ñëw pour ndax dundu doomu aadama dundu donga daara du neex mësul neex mais nag lu mu métti jàppandi ki nga xamante ne ni moo lay jàngal ngeen rafetal nga respecté ko loolu moo lay permettre sa jàng mën a nekk loo xamante ni lu barke lay doon lu kawe lay doon parce que tamit ñun bañ demee keroog c'était un plaisir pour moi de rencontrer mes anciens professeurs ñi nga xamante fekk naa leen fa ñu seq jàmm tamit ma respecté leen woon donte lu ne peut-être jànkonte nañ ko mais tamit dañoo xam ne ñun ñoo doon sàkkoo xam-xam dafa ànd ay problèmes yoo xam ne moom lay àndal ma ciy lancé di ci wax élèves ne leen lu metti nañu muñ parce que loo xamante ne dafa am rek dina mas a jeex te bu fekkee ne tamit day metti nga daw foo dem bu mettee nga daw dama yaakaar ni kon dund gi ci daw ngay dëkk ndax fenn neexul kon donc nañu muñ respecté ñi nga xamante ñoo leen jiite. mais aussi nimeeku nañu ne l'arrivée de la proviseure du lycée de Réfane c'était on peut dire c'était très 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 ardente même parce que ku xooloon lycée de Réfane nu mel ak actuellement nu mel yow yan propos ngay wax madame la proviseure si changement boobu mu def mën nañu ne changé na carrément système école bi en fait def boo xool en tout cas si lycée ba c'était cool en fait yan remerciement ngay am si madame envers madame la proviseure en fait. waaw madame bi dama koy keroog wax naa ko nee naa ko je vous remercie au fond du cœur parce que gis naa liggéey bi mu def gis naa fa mu jëlee lycée bi gis naa fa mu jëlee CEM bi indi ko fi mu nekk comme ni ma la ko waxee tout à l'heure tout travail c'est une continuité te kuy ñëw rek da ngay bëgg a avancer di def di moderniser mais moderniser dans le bon sens loolu moo tax ma koy remercier di ko wax ne kontaan nañ ci moom te ñu ngi koy wax tamit mu continuer ci lancé bi nga xam ne bu fekkee mën na ko yokk tamit na ko yokk te aussi wax naa ko aussi tamit ne na ko gone yi na nga leen ma jubbantil aussi tamit tout le temps nga muñal leen ji ma waxtaan ak ñoom parce que tamit dañ doon dégg benn mag bu baax muy Serigne Mansour doon na ko wax mu ne
bu fekkee ne da ngay waar gone wala nga koy wax loo xamante pour mu dégg ko mu ne kuy nelaw daal bu fekkee da nga ko bëgg a waar da nga koy yee d'abord donc moo tax ma ne ko gone yi nag ma leen muñalal ba pare waxtaan man ak ñoom pour que ñu ndax tamit gone yi métti wuñu soo waxee rek incha allahu rabi dinañ dégg te loolu laa koy souhaité yéen bi woyof si moom te li nga xamante ni moom la fas yéene ci Refane mu daal di koy eggale si jàmm ak salaam. mais aussi Refane mën nañ ne milieu boo xam te ni c'était très mën nañ ne milieu boo xam te ni dafa am ay lutteurs. Refane ku gis xam ne dëkku làmb la tout ça. mais est-ce que loolu mun am ay impact yoo xam te ni mooy influencer si jàngu élèves yi genre. waaw milieu boobu noonu muy milieu lutte peut-être milieu de sport la rek boo xamante ni nii gone yi dañ koy aimer di ko def mais aussi dama yaakaar ne warul influencer nit parce que affaire bi bëgg-bëgg la rek man dama yaakaar ne tey ji bu fekkee nit ki da nga koy yar sa kër nga koy commencer yar soo ko yaree foofu noonu na ko lii kat ak lii laa bëgg moom laay def ci yow mais nag aussi moom tamit moo war a mën a tracer li nga xamante ni nii mooy yoonam peut-être mën nañ ñëw ne mbër lañ bëgg a doon bàyyi leen ñu doon mbër parce que tamit loolu man je pense bien que su fekkee da nga ko bëgg parce que loo nekk rek am ca ngëm-ngëm mais nag tout le temps maa ngi wax bu mu tey man tamit du nekk naafeq wala mu nekk li ma wax gone yi jàng leen képp ku nekk ci njàng mi maa ngi lay wax bul bàyyi di dem feneen na nga continuer njàng mi ñi nga xam ne tamit ay mbër lañu aussi tamit mën nañ peut-être influence mën na ko am ci ndax Refane moom comme gars yi ni ñuy wax séeréer la te séeréer moom boo ko waxee rek wax wàllum làmb et cetera donte mu ngi influencé maa ngi leen di wax leen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci làmb ji dañu nekk ci làmb ji nekk ci njàng mi dañu nekk ci njàng mi ñu nekk ci njàng mi tamit conseil ma leen ñu jóge ci njàng mi di dem ci bëre bi parce que je pense bien man li ma xamante ni mooy sama domaine loolu laa xam te loolu laay mën a conseiller doomu aadama que ne wax dëgg si yàlla avantage la. aussi dañuy mekku ne monsieur Faye actuel président de l'amicale élèves étudiants de Refane on peut dire il était un lutteur très reconnu au niveau local même aussi oui est-ce que culture boobu mën nañ ne dañ na si yow wala. waaw dafa nekk loo xamante ne ni exemple la quoi exemple la pour beaucoup de personnes que ne c'est possible que mën nga nekk gone def ko sa passion ndax tamit ku ne am na passion am quoi mën na ne sport mën na nekk football mën na nekk aussi lutte mën na nekk aussi handball mais man moom franchement dama yaru ci milieu boo xamante ne nii Combelane moom ku ko xam-xam ne peut-être football lañ gën a mën mais nag aussi man moom dama bëggoon bëre dafa nekk loo xam ne nii dama ko suivre à tout moment doon naa si doon yëngu nag ba amoon naa si tur bu baax boo xamante ni ba léegi nii gars yi fàttewuñu ko mais nag aussi dama dem ba xam ne wax dëgg yàlla mënu ma ko boole ak njàng mi te man jàpp naa ne njàng mi man moo ma gënal te moo li nga xam ne moo gën si man raison pour laquelle moo tax ma daal di bàyyi bëre bi topp li nga xamante ne ni tey mooy njàng mi te wax dëgg si yàlla peut-être loolu noonu vraiment nekkul loo xam ne lu ma impacté la sama njàng parce que maa ngi jàng maa ngi continuer sama njàng lamb ji nag moom franchement am na ay xarit yoo xam ne ñu ngi bëri maa ngi leen di encourager pour ñu continuer si mais élèves yi daal maa ngi leen di continuer maa ngi leen wax ni ñu continuer njàng mi ndax man xam naa li nekk ci bëri xam naa li nekk si jàng élèves yi donc ñi nga xamante ni ñooy jàng tout tànk ñëpp wax leen ñu continuer daal. aussi maa leen fàttali ne vous êtes yéen a ngi seen émission li ma yitteel dans votre émission télévisée BMTV. comme sànq li nga wax ne da nga élève nga nga nekkoon élève aussi nga nekk def ko passion enfance passion xale nga dem mag nga bàyyi ko kon bu ñu constaté loolu mën nañu ne jàng dafa fiir comme li ñuy wax. waaw jàng dafa fiir peut-être aussi maa ngi li nga xamante ni moom laa war na commencer aussi nuyu ñi nga xamante ne nii félicité ginnaaw wax naa ko mais dama koy waxaat muy remercier waa Bawol Média Production ñi nga xam te ñoo fi ñëw dirigé par monsieur Faye El Hadji Faye ñu ngi leen di remercier bu baax a baax kontaan nañ ci yéen donc tey jàng moom franchement dafa fiir lool ndax tamit bu fekkee ni bëgg nga di majoré bëgg nga tamit di jël première nekk ci wala nga bokk ci ñu jiite daal il faut nga concentré wu si njàng mi bu baax te njàng mi boo si concentré wu am na yeneen yoo xamante ni du ci xaj raison pour laquelle mën naa ne dafa fiir. Monsieur Faye vos derniers mots lan mooy ces derniers mots aussi ban appel ngay lancé tous les natifs disons réfanois lu ñëw intégrer contribuer si amicale ban appel ngay lancé. waaw ñi nga xamante ne ni moom lay commencé ci dernier mots yi mooy remerciements
et aussi tamit di passage di nuyu wàlli kilifa diine ak kilifa aada yi nga xamante ni ñoo nekk biir Refane di leen talal sama loxo di leen wax ñu ñaanal ñu parce que tamit wax dëgg si yàlla ku mën a amul wala ku jiitu ku yàlla di ba rek moo fi am donc ñu ngi leen di talal loxo yi di ko commencé ci ñi nga xamante ni ñooy samay waajur ñi nga xam ne wax dëgg si yàlla ñaanal nañ ma te tamit ñu ngi may conseiller bu baax a baax ndax aussi jamono dafa nekk loo xamante ne ni nga am ñaanu waajur wala nga ànd ak say parents da ciy baax raison pour laquelle ñu ngi leen di dalal bu baax loxo yi ndax tamit tey ji bu ñu waxee waajur sama xel dafay xaw a dem si sama turandoo muy Modou Ndiama Thiaw Baye Modou Ndiama Thiaw maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ndax tamit dafa nekkoon koo xamante ni nii li may roy ci moom moo bari li may roy ci moom daa bari ndax ñu bari dañ ma ko wax ñu ne ma yow doomu chef de village nga yu tuddee la aussi chef de village lii lépp ngay def nii mënuñu bett raison pour laquelle ñooñu il faut que ma tudd leen ci wax leen ne maa ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla muy sama papa ki nga xamante ni mooy sama turandoo di wax ni kontaan nañ ci ñoom bu ma jàllee foofu noonu damay ñëw rek ci li nga xamante ne nii mooy appel à l'unité de toute la jeunesse réfanoise di leen wax ne leen nu ñu booloo doon benn bokk ndey bokk baay parce que dañ ne l'union fait la force dama yaakaar ne mbooloo mooy doole nañu bu ñu bokkee rek jàppoo lépp luñ song mën nañ ko daan te amical bi dafa nekk là pour toute la jeunesse réfanoise ñi nga xamante ni ñoo nekk ci njàng mu kaw mi comme njàng mu suufe mi ñu ngi leen di woo fépp foo xam ne étudiant nekk na fa aussi ñu ngi lay woo nga ñëw intégré parce que xam ne sab cër moo nekk ci biir AER kon donc bu ko bàyyi loo xam ne da nga ca bokk bu la xaar ñu la cay woo ñëwal nga dugg ci kon donc à l'unité di woo tamit de passage li nga xam ne mooy autorités yi di woote bonne volonté yi surtout la diaspora ñu ñëw jàpp si xam ne wax dëgg si yàlla war nañ ci jàpp te soxla nañ trop seen ndimbal étudiants yi ak élèves yi wax dëgg si yàlla ñu ngi dund ay problèmes yoo xamante ne nii tey buñ ko nekkoon di ko étaler fii nii fi la ñuy yendu fi la ñuy fanaan mais en tout cas moom soxla nañu seen dimbal bu baax a baax ci li nga xamante ne nii mooy AER di remercier li nga xamante ni mooy télévision bi di remercier li nga xamante ni mooy sama bureau muy bureau de l'AER de l'amicale des élèves étudiants de Refane dina wax ne liggéey bi wax dëgg si yàlla commencé nañ ko donc maa leen di wax ne lépp loo xam ne ñu ngi ko doon fournir nañ yokk degré bi di nuyu aussi tamit ñi nga xamante ni mooy sama waa chambre bi nii wax dëgg si yàlla ñu nekk ñu neex a dëkkal muy waa chambre 102L di ay responsable kese yoo xamante ne ni waa responsable L2PC nekk aussi responsable L3PC ak yeneen niveau am na sax waa xam ne ñoo xamante ne ni arabe suñu oustaz moom mu ngi fi moo ñuy jubanti ci yu bëree bëri faram di ñu accompagner donc maa ngi leen di remercier ndax tamit neex na ñoo dëkkal su leen neexal ñu ne Modou Ndiama Faye dafa naqaree dëkkal dafa bari wax wala dafa mën a tooñ et cetera mais defuñu loolu donc maa ngi leen ciy remercier Baol Média Production merci beaucoup vraiment de m'octroyer vraiment cette chance de pouvoir médiatiser l'AER pour def sama appel bi nga xam te moom laa bëgg a def à l'endroit de tous les jeunes de tous les Refanois ñu ñëw jàpp vraiment AER mu ngi noonu nekk seen amical bëgg a jàpp ci li nga xamante ne nii mooy développement Refane maa ngi woo ñëpp pour ñu ñëw gunge leen ci pour que li nga xam ne mooy seen mébét ñu mën ko mottali ci li nga xamante ne nii mooy kii am daal objectif am daal. ok merci beaucoup yéen ñi doon baaxoo di seetaan Baol Média Production j'espère que l'émission touche à sa fin di leen émission moo nekkoon li ma yitteel di leen jox dig daje beneen ëllëg incha allah. merci beaucoup monsieur. waaw merci beaucoup vraiment kontaan naa ci yéen yal na yàlla daal di dolli sutura yal na yàlla def mu den ba doon télé boo xamante ne nii dañ koy gis fépp dañ koy dégg fépp ba ngeen dem ba ngeen am ay lépp foo xam ne ni télé yu mag yi nekk nañ fa daal ngeen nekk fa ndax lii tamit rafet na ngeen def ko ndax c'est bien possible ñu am benn télé aussi tamit yal na dem ba am rajo boo xamante ni aussi tamit dañ koy dégg fépp lii nice na jàppale ne yéen a ngi ci liggéey bi yéen a ngi participer aussi tamit ci li nga xamante ni mooy développement de Refane kon donc soyez sans remercier éternellement. merci beaucoup toi aussi.